Bachir micro. question bi nag pour le personnel nee na ñaata làkk nga dégg ak ñaar nan nga defal nga jàngale. ah waaw loolu xam nga dégg làkk bon làkk yi may liggéeyee mi ngi dégg làkk yi ma nàmp mooy wolof mën naa wax presque ak français parce que pratiquement ñoom ñaar la jàngandoo léegi nii dinaa wax itam anglais ak di liggéey ci yii làkk dinaa liggéey ci arabe ndax noonu lañ ma ko jàngalee ci tafsir al quran donc jànguma ko de manière formelle nii pour mën di ko wax di wax match football waaye jàng naa ko ci di qiraat al quran jàng latin ak jàng grec te yenn concept yi xam naa leen ci allemand voilà noonu léegi li tax ma ne langue yooyu dama ciy liggéey parce que latin ak grec comme c'est des langues mortes kenn waxu ko waaye bind nañ ko donc yooyu lay ci langue yooyu lay liggéey te ni nga koy jàng rek ak am na niveau boo xam ne di langue yi soo koy jàng am na un nombre de langues yoo xam ne soo fa xasee ba toll jàngal yeneen langue dafay gën a yomb linguistes yi souvent même suñu dul wax ay langue danañu ko xam soo ko waxee dinañu xam ni nga wax te dinañu mën travailler ci texte yi nga leen di wax te kooku dañ koy bëgg rek am curiosité itam et puis suñu système d'éducation man dama loon école yi nga xam ni Sénégal amoon na ko traditionnellement école yu baax la woon Senghor ñu nekkoon suñu premier président dafa daan veiller personnellement ci école yi Senghor bi ma jëkkee recevoir bi ma recevoir bi yàlla àttee ma dugg école normale supérieure mu recevoir ma ci présidence bi ñu waxtaanee ba mu may gunge ba may dem daf ma ne ah yow de sama politique nga sama fruit wu sama politique nga doomu sama politique nga mu wax ko daal di ree ma ne ko waa wax nga dëgg la président et effectivement lenn moom amoon na ko tabaxoon na ko mooy école yoo xam ni dañ fa daan jàngale les langues classiques Senghor dafa insisté woon ci jàngum arabe jàngum latin ak jàngum grec ak voie boo ma nit ci dem parce que man yii langue jàng naa ko ci lycée Vanvolé Noven bi ma nekkoon te terewul maa ngi woon section C c'est-à-dire science mathématique moo doon section bi ma doon topp donc même ci section yooyu politique u Senghor moo doon la am yooyu formation ci humanité foofu nag malheureusement suñu système éducatif demeetul noonu moo tax ñu war ci góorgóorlu parce que jàng ni ñu ko waxee ci waxtaan bi c'est notre devoir même religieux. jërëjëf. beneen question bi mooy lan mooy philosophie ci alxuraan. nee nañu xam nga philosophie bi mu ñëwee ci monde islamique dañu fab tur ba mu amoon ci latin ci grec philosophia daal di ko adopté daal di ko arabisé falsafa daal di ko tuddee falsafa daal di ne léegi philosophe bi ñu wax ko faylasuuf ba pare philosophe yu bare ñu fab pluriel irrégulier bi fi pluriel à la wazni madain daal di wax falasifa waxuñu faylasifuun dañu ne falasifa xam nga kon mu mel na lu bees la loo xam ne dafa ñëw ak turu boppam turu grec am waaye ñu ni en fait comme philosophie mooy amulu sagesse alquran dafa ni indil nañ la alquran ak xikma xam nga baatu xikma ñu ngi ci alquran ñu ne mooy xikma boobu rek moom loolu la ñu jàpp ñi nga xam ne ni ñoom ñoo doon défendre justement ne musulman yi intéressé wu ci xam-xam bii nga xam ne bi doonte xam-xamu ay nit la ñoo xam ne ni alxuraan wàccul ci ñoom ba tey xam-xamu doomu aadama la kon ñoo ko gën a yeeyoo koo gis dañu ne kii kat gannaaw xikma la xikma ñun ñoo ko moom kon bokk nañu ko dem jëli ci ñoom mel na léegi pour répondre question boobu xikma bi alxuraan wax mën nga ni ëmbaale na xam-xamu philosophie. beneen question bi bon daanaka sax daa dem ne ko mooy am solution. kii day laaj nan la ñuy mën a def ba nekk ak jàngalekat. waaw jàngalekat moom xam nga jàngalekat
pour ki décidé nekk jàngalekat dafa fekk mu sopp jàng moom ci boppam je crois que choix wu def nekk enseignant dafa fekk ne da nga bëgg continuer nekk étudiant da nga nekk étudiant muy sa passion di jàng nga continuer ci passion boobu mu tax nga nekk jàngalekat parce que soo ko seetlee képp kuy jàngale dina la mën a confirmer li ma lay wax yaa ngi jàng dara dëgg soo ko waree jàngale bés boo nee sujet bi dama koy jàngal samay étudiants suba fi ngay toog di ko préparer pour jàngal leen ko di nga jàng yow ci sa bopp loo xam ni di xamuloo ko woon. Enseigner c'est étudier 2 fois. Enseigner mi ngi noonu étudier 2 fois. Effectivement j'ai l'impression que bi ma nekkee jeune ñu ne waaw am na agrégation am na nangam ak nangam dajale naa diplôme yi xëy na waaye xam-xam bi normalement correspondre ak diplôme yooyu maa ngi ko acquérir ci alhamdulilah continuer di ko acquérir ci dëgg-dëgg ci bi ma ko commencé jàngale ci boppam moo may jàngal donc je crois que choix wu nekk enseignant dafa fekk nga am passion wu étude kenn du la wax jàngal wala defal sa leçon wala kii ak kii loolu moom ku ko am parent bu am loolu ci sa njaboot nga xam ne soxlawuloo leen ni jàng leen di nga gis ci ñoom ne léegi ñoom soxlawuloo leen ko wax dañuy jógal seen bopp di ko jàng kooku am nga lu rëy ci say xale loolu lañu war a développer te ni ñu koy développer premier jàngale ñoo xam ne parents yi dañ koy jàngale mooy exemple parent boo xam ne bi sa kër am nga fa ay bibliothèque am nga bibliothèque yu fees ak ay livres won nga sa xale yi suñuy màgg gis ne yow ku fonk livre nga ndax ay livre ngi fii ñu lay gis ngay téye livre di ko ubbi naturellement soo amee tuuti chance dinañu commencer ñoom ci seen bopp di ubbi ay livre parce que dañu ko gis ci yow te xale dafay roy lu mel noonu kon boog parents yi nañu góorgóorlu ñoom ci seen bopp nekk ñuy lire xam nga nit ku nekk mooy li ñu waxtaan léegi ci topp xam-xam nit ku nekk war nañu jullit bi war nañu mën ne la war nga mën ne bés naka sangam maa ngi toll fii ci sama wàccum alxuraan ci jàngum kaamil bi te maa ngi lire bii livre di ci jàng ku mënul toog ne maa ngi toll fii ci alxuraan wala en ce moment maa ngi lire bii livre soo yóbboo góorgóorlu gën a góorgóorlu ci sa bopp lu jëm ci wàllu boobu waaw. dana am beneen parce que boo paree am laaj soo paree loolu li ma ciy wax mooy limites yi dafa war a nekk ay limites internes waaw yaa maxshara al-jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaari samaawaati fanfudu laa tanfuduuna illa bi sultaani xam nga loolu la Alxuraan wax dafa ne yéen nit ñi ak jinne yi su fekkee mën ngeen passé limite asamaan yi dem waaye bu ngeen ko mën lu dul am benn sultaan benn pouvoir boo xam ne yàlla moo leen ko may xam nga loolu terewu la neewu la yemal fii daf la ne demal waaye ci demal boobu di nga xam ne yow ci sa bopp di nga atteindre ses limites donc prescription wu tere xam-xam bi nga xam ne par exemple christianisme condamné nañu Galilée ndax ay recherche yu mu doon def normalement islam warul mën a am un Galilée pour ñu ne la yow kat da nga jàng wala da nga génne science boo xam ne bi bugguñu ko tere nañ ko su fekkee ne science la rek demal ne la nag waaye sa raison ci boppam moom mooy atteindre ses propres limites donc limitation yi ay limitation interne la raison ci boppam mooy jékki-jékki gis ne fii kat mënatuma dem waaye kenn du toog de l'extérieur ne ko yemal fii bul enquête lii wala bul seet lii bul def lii recherche et cetera et cetera limitation interne boobu wax nañu sànq ci Ghazali moom la wax itam ci Munqiz min ad-Dalal boobu dafa ne léegi damay douter ci lu nekk dama koy examiner samay sens ma xam ne joxuñu ma la vérité parce que dinaa gis dara fekk melul ni ma ko gisee même sama raison itam demeewul noonu kon boog am na au-delà de la raison leneen loo xam ne lii mooy faculté bi nga xam ne bi foofu la yàlla envoyé justement lumière am
bi may génnee ci lëndëm bi donc faculté boo xam ne bi ëpp na raison mooy mën a dem ba fi mu yem xam ne léegi soxla na assistance suñu borom daal di continuer waaye du loo xam ne dañ ko tere waaw. ci day laaj mu ngi dégg na ni xam-xam yëpp ci alxuraan kon bu dee loolu la ndax yeneen xam-xam yi di ko jàngal ñeneen ñu ci nit ñi ndax loolu maanaam yàlla da ciy wan ñi nga xam ni ndax yàlla da ciy wan ñi moom mooy maanaam jàngalekat bi. waaw absolument mooy jàngalekat bu suprême bi ndax moom moo lay may justement soo demee ba jàng ba def say recherche nga gis ne di nga gën a gis par exemple mu leeralal la alxuraan ci boppam xam nga baatu lépp a ngi ci xam-xam yépp a ngi ci biir alxuraan baat la boo xam ne bi dëgg la dëgg boo xam ne il faut ñu dégg ko parce que musulman yi suñu waxee loolu naan d'ailleurs connaissance atomique mi ngi ci alxuraan connaissance embryon mi ngi ci alxuraan connaissance su ceci et cetera waaw lu tax trouvé wuñ ko ñun. njëgam mi ngi foofu. kon boog dañuy góorgóorlu suñu jàngigee ba pare jàngi ci xam-xam yooyu ba pare dinañu mën a effectivement gis ne inspiration bi ñu yóbbu ci alxuraan la jóge Abdou Salam mi fi amoon prix Nobel bu physique waxoon na ne moom inspiration toujours ci alxuraan la koy gisee waxul ne li mu trouvé mi ngi woon ci alxuraan daf ko rek déchiffré ci alxuraan dafa ne inspiration bi mi ngi woon ci biir alxuraan boobu noonu la nit ki di indee xam-xam yi duggalante nekk benn Imam Ali wax na ko nee na xam-xam benn rek la benn point la ignorant yi ñoo ko multiplier. dañuy wax ci diine loo xam ni maanaam jàngoro yi naan ñu naan ci tegul xel kon bu fekkee ñoom ci philosophie am nañu jël am ñu mën a dëppoonteeg diine am nañu ñu mën a dëppoonteeg diine kon boobaa buñ jëlee de l'extérieur xool philosophie ak religion kon dañ leen mën a boole leen. waaw kooku question la bu am solo waaw xam nga jibi wax na ci sànq tuuti moo ne nii ni ñu daan jàppee ne philosophe ku nekk philosophe rek athée nga kooku soo ko seetee même statistiquement philosophie soo leen jëloon benn par benn ñi ci wax ne gëm nañu yàlla moo ëpp nekk majorité par rapport ak ñëpp waaye effectivement philosophe du soupçon yooyu am na gis nga ku mel na Karl Marx dafa ni dafa ne la religion est l'opium du peuple dafa wax ni au fond religion ñi nga xam ne ñi dañu dominer ñoo koy utiliser pour justifier seen domination daa di li tax mu naan opium du peuple la dafa ne religion kat dañ koy utiliser pour calmer ñi nga xam ne ñi dañu leen dominer pour ñu bañ a révolter léegi loolu la ci jublu xam nga kan moo tontu ci wax jooju ci affaire religion Senghor xam nga catholique la woon bind na ni lii Karl Marx wax nii ne moom léegi c'est parce que dafa nekk du côté de ñi ñu dominer moo tax mu weddi religion ndax dafa gis ñi nga xamee ni dominants yi dañ ko utiliser religion pour justifier seen domination mu ne mais Karl Marx li mu wax loolu la religion ci boppam wax ndax nee na Jésus-Christ li ko indi mooy ñi ñu dominer bi mu ñëwee domination romaine ba mu fa fekk boobu domination romaine mujj na mab donc Senghor dafa ni en réalité ñi nga xam ne ñi dañuy attaquer religion au nom de la philosophie gisuñu ne dañu gën a dëggal religion et que c'est simplement ay aspect wu religion yoo xam ni dañu ci trahir religion loolu dañuy xul mu mel na loolu mën nañ ko utiliser de manière générale pour yëpp religion yëpp ndax ñi nga xam ne ñuy philosophe lañu yu mel na Karl Marx attaquer religion au nom de la justice sociale au nom de la révolte des dominés et cetera di nga leen ne waaw justice sociale ak révolte des dominés loolu moo tax religion jóg xam nga wax nañu yaa ma gën a xam lii suñu oustaz dinañu ko dëggal itam
avant yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk ki ñu yónni muy Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam neen al amin la woon ñu gëm ko wóolu ko nee nañu ci nguneem wala boog ci âge yu jëkk yi avant mu nekk yonent en tout cas ànd na ak papaam Hamza papa la ci moom waaye seen at yi xaw nañu jege ba xarit la ñu daan ànd ci benn réunion boo xam ne bi jeune Quraysh yi ñoo def boobu réunion ndax dafa amoon ku ñëwoon Makka di def ay commerce am waa Makka yi noot ko profito daal jël alalam bañ ko fay léegi xam nga loi tribale mën nga def lu mel noonu parce que su fekkee ne sa tribu bu am doole la mën nga ne maa tey jël alalu nit ki noot ko dara du la ci fekk parce que sa tribu am na puissance ba nga xam ne bi kenn du la ñeme jeune Mecquois yi loolu révolté leen ñu dajaloo def serment ne ñoom léegi dañu bëgg justice di dox foofu et pas seulement la loi tribale ba waa ji nee nañu mujj nañ ko fay alalam bi ñu saisiroon noonu xam nga ñooñu justice sociale moo leen tax a jóg serment boobu ñu def ca bés boobu justice sociale la ñu bëggoon historiquement mënoon na nekk loolu révolution sociale ay jeunes yoo xam ni décidé nañu révolté wu contre seen société pour dindi fa loi tribale indi justice sociale xam nga loolu day kon nekk mouvement révolutionnaire comme ni ñu ko gisee ci histoire ndekete boobu loolu du plan wu yàlla moo doon non pas ngeen nekk ay révolutionnaire waaye yow mii nga nekk sama yonent c'est-à-dire que justice sociale boobu nga xam ne bi jéemoon ngeen ko jaarale ci li ngeen dajaloo def serment ne fi mu nekk vous allez vous opposer à n'importe quelle injustice léegi yow justement loolu laa bëgg man mii sa borom te ci yow laa koy jaarale te defuma la révolutionnaire dama la def yonent moo ëppati révolution waaye signification boobu mooy signification diine bi rek religion bi indi justice sociale mu remplacer la loi tribale nag dafa dëgër bopp parce que tribu yi ci monde arabe ni ñu daan diviser en tribu xam nga loolu la islam indi Medina dañu daan xeex rek toujours Xasraj ak Awsi foo leen fekk ñi ngi xeex mënuñu fexe ba juboo waaye ndax ay tribu lañu te dañu am compétition ci seen biir ak animosité ci seen biir islam ba mu ñëwee dafa dindi seen turu tribu yi tuddee leen rek ansaar indi tur bu bees complètement ñu nekk benn loolu moo doon finalité wu islam génnee fi loi tribale ak tribu yi pour indi une vraie communauté umma mu nekk lu bees waaye nag tribu dafa dëgër bopp tribu moom dafay dekkali wàll bi fii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génnee tribu commencé di jógaat indi ay tuuti discussion ci ku war a nekk xalifa ak yooyu ba mu mujj indi division bi nga xam ne bi moo indi fitna wu doomu monde islamique ba bi ñu assassiné Ousmane ba léegi la jullit yi gëj a julli gannaaw ci benn xalifa rek boobu ba léegi amatuñ ko moo lay wan ni loi tribale boobu foog ñu continuer di ko xeex toujours umma lu ñuy continuer di construire la ndax tribu toujours dafay renaître ak sentiment tribal ak division. macha allah. ba léegi waaye am bind ko. balaa ngay continuer 7 heures jot na nag bon professeur dafa am daa war a dellu kër ga ak yooyu suba la lundi daa war a dem école et tout ça donc xam naa bu ñu mënoon yamale question yi rek après ñu yeewi ko ak yooyu dégg nga xam naa beneen yoon day ñëwaat rek incha allah waaw. avant ça d'abord est-ce que yaa ngi gëstu les écrits de Khadim Rassoul ñaareel bi ci sànq li nga wax rek en tant que simple talibé rek cette vérité absolue nga xam ni dama gis toujours ngay cité Hazali même au Sénégal pourquoi cité wuloo Khadim Rassoul li nga xam ni moom say écrits rek je pense que cette vérité absolue bi mënoon wax bon man de quand je lis su may lire xasida yi dama ko ciy sentir parce que audace bi mu koy waxee relation bi muy wax par rapport ak Seydina Muhammad Rasulullah ba benn moment sax day dem relation dafay yóbbu direct suñu borom buy
koy sentir. loolu ban effet nga si. kooku wax nga dëgg la bu wér peng xëy na dama ko dul cité nu ma ko war a cité waaye danaa koy cité te li nga ne itam ndax maa ngi koy gëstu gis nga sama papa ku bëggoon xasida yi la dama ko daan fekk toujours mu ko daan woyantu nii loolu moom dafa ñu ko transmettre ñun ñi donte moom maqadamu tijaan waaye loolu daf ko daan jëfee bu baax a baax te Sëñ Tuubaa daf ñu may ñun Sénégal daf ko may sax jullit yëpp waaye rawatina xëy na ñun ñi nga xam ne ñi ñooy ay compatriotes am dafa fab gis nga yi ñuy wax nii soufisme xam-xamu soufisme nangam beeg wahdatul wujud beeg nangam dafa fab yooyu yëpp tënkal ñu ko surtout ci Masaalikal Jinaan moo tax mooy téere boo xam ne bii su fekkee ne yow yàlla baaxee na la nga nekk musulman xam nu mu toll ci ñun kooku téere boobu war nga ko di ko méditer di ko sàqami xam nga wax naa daw ko sànq di ko sàqami kooku nag comme wax nga lii danaa ci gën a góorgóorlu waaye maa ngi ciy góorgóorlu. Bachir Imam dafa am loo ci bëgg dolli wala. waaw man de laaj bi maam mooy nan nga jàngatee barab bi nga nekk nii. waaw kooku dama loolu laa wax ne ci bi may door mais dama ci sant yàlla parce que bërëb boo xam ne bii bërëb la bu ñuy jàngalee alxuraan xam nga ngay jàng nga ñëw fekk ñuy jàng alxuraan ku nekk ala ko tabarkàlla yore sa téere di jàng waxu yàlla bi ma toog déglu leen ba tàkkusaan jot nga jiite ñuy julli nii toog di waxtaan di jéem a góorgóorlu ci wax loo xam ne lii dinañ ci mën a jëlee njëriñ kooku béréb mënu ko raw li ma wax xale yi sànq ci anglais ne leen béréb bi tey nekk ci béréb bu mel nii ci weer bii ñu ne mooy gën ci béréb yi ci dëkk bii ñu ne parce que mooy béréb boo xam ne bi ñu nga fay jàng alxuraan kooku moom noonu laa ko gisee daan naa nag romb nii ci buntu bi xam nga buntu bi xaw na tuuti doo ko foog daan naa gis rek suñu mbokk yi toog foofu su boobaa ma ne asalaamaaleykum en général jëm ci ASC xaw ma woon ni béréb bi nii la demee léegi daal gannaaw invité nga ma fi maa ngi la ciy sant di la ci gërëm considéré na loolu ngëneel la boo xam ne defal nga ma ko ci weeru koor bi bu soobee yàlla dinaa fi bëgg bare tànk noonu laa wax gisee béréb bi. sa question yi bari na. waaw xale yaa ngi tàmbalee kii sax. waaw waaye dama ne leen nag moom. waaw xale yi sonn nañu. non maanaam dañoo am ay question ñoom ci seen bopp waaw. tontu guñ ko loolu la ñuy ñaxtu. déedéet wax nañu dëgg parce que ñoom ñoo moom jotaay bi waaw. kon nañu jublu ci seen question. So now we're gonna just take maybe 2 questions. 2? Is that fair? 2? Because he needs to go home and get ready for, You go ahead. Go ahead. Okay. Answer my question. You already? I did. Okay, good. All right. Oh, okay. So, if you're a philosopher, right? Speak louder, please. Do you like study? Wait. Take the mic. Yes. Take the mic. He did. Yeah, I heard. Okay. You Say the question again, please. Like, do you study a specific topic? Since like philosophy is like studying around the world, like what do you focus on? Thank you for that question. Actually, you are, I mentioned that philosophy is an all-encompassing field. I started my scholarship in philosophy working and writing in the field of philosophy of mathematics. My doctoral dissertation was on the algebra of logic. In fact, something very technical, and the first 2 books that I published were in that field, philosophy of mathematics and logic. Boolean logic, as Jimmy said. After that, I developed another field, another topic on which I work, as you have heard mentioned, is the history of philosophy in the Islamic world. I studied the way in which Greek philosophy was introduced in the Islamic world, how Muslim philosophers translated Greek philosophy into Arabic,
and appropriated it. Not just translated it, but actually used the language of philosophy to deal with their own Islamic questions. That is a second field in which I work and write and teach. And the third field in which I work, write, and teach is the field of African philosophy, I would call it. Philosophical questions in our continent, in Africa. Philosophy of African art, how are we to read African art? Philosophy of development, because we need to develop our countries, etc., etc. So these are the three fields in which I work. Any more questions on this side? No? Question? Bashir? Question oustaz, ok. moom day laaj nan lay mën a tontoo ñi nga xam ne dañuy saxal ne nekk ci gone bi di daal loolu ci côté anthropologie. Théorie de l'évolution. Théorie de l'évolution. waaw xam nga théorie de l'évolution ni mu wax dafa ni vie ci boppam benn genre unité la boo xam ne bi dafa développé wu ba pare jël ay branches yu bare daal di tasaaro léegi mu mel na waaye émergence su être humain dafa nekk une rupture totale pour nga ne dafa continuer dafa jógee ci nopp jaboot kooku du loo xam ne lii dina correspondre rek émergence radicale doomu aadama parce que évolution même soo jàppee évolution ci bi être humain apparaîtrait la am benn saut qualitatif bu indi rupture radicale c'est que conscience humaine foofu rek la évolution mënee am conscience de soi-même. Autrement dit évolution dafa mel na vie buy pousser rek waaye vie bi xam luy évolution daal di am conscience ci boppam kooku ci conscience humaine rek la mënee la amee loolu moo fab doomu aadama teg ko totalement à part du reste de la chaîne évolutive. Loolu moo tax bi yàlla neen mi ngi sàkk doomu aadama dafa ne damay sàkk xilaafa boobu nga xam ne bi doomu aadama moo ko moom joxu ko kenn ci en dessous ci chaîne évolution. Donc loolu mooy nouveauté radicalu être humain moo tax tey jamono yi ñu nekk nga xam ne ñu bari léegi dañu naan waaw droit wu animaux yi droit wu environnement et cetera être humain benn la rek ci biir xeet yi amul benn supériorité wu nit ki ci golo geek xaj beek gaynde beek et cetera responsabilité bi doomu aadama am keneen dénku ko yàlla dénku kenn dafa ne sama amaana bii ma xam ne bi dama ko yëkkati jéem naa ko jox ku nekk ñoom ñëpp dañ ko daw doomu aadama rek moo ko yeeyoo moo ko nangu te moom rek moo ko attan parce que nee na la sama alxuraan bii su ma ko defoon ci montagne nga gis ko mu tasaaru waaye ci xalu doomu aadama moom mën na fa ñëw loolu moo distingué doomu aadama moo tax continuité bi nga xam ne bi évolution bëgg na ko créer entre être humain ak yeneen êtres yeeg animaux yeeg golo yeeg nangam kooku alxuraan daf ñu jàngal ne demeewul noonu. waaw. jërëjëf professeur kon xam naa dañuy yamale fii laaj xam naa ne am ngeen su fekkee am ngeen yeneen laaj incha allah. C'est quoi la métaphysique? Métaphysique xam nga métaphysique dafa d'abord mot bi ci boppam fu mu jógee. fan la jógee. pourquoi ñu à un moment donné ñuy wax métaphysique xam nga origine bi lu banal la waaye signification banale bi ñuy classé parce que grec yi daawuñu utiliser le mot métaphysique bi ñuy classé livre yi Aristote bindoon dafa amoon livre yu mu bind ci affaire biologie ñu teg livre yu mu bindoon ci affaire physique monde physique bi ñu teg ñu fab nag livre yi nga xam ni daf ci réfléchir ci lan mooy le divin lan mooy destiné wu doomu aadama xam nga yooyu doo xam ci ban science nga koy dugal ñu ne livre yooyu mooy ta métaphysica livre yi tegu ci livre physique yi livre yu topp ci livre physique yi méta mooy lu
nekk ci kaw physica mooy physique léegi classement wu livre yi rek moo taxoon ñu tuddee ko métaphysique xam nga origine bu banal la ñu noonu waaye contenu bi justement mooy loolu les choses yoo xam ni passé na le monde physique mën nga fexe noo ko xamee di nga ko xam par les sens di nga ko xam par la raison même monde physique bi nga xam ne ni jotuloo ko muy astre yooyu mën nga leen calculer mathématiquement waaye loo xam ne li nekk na au-delà du monde sensible ak au-delà du monde rationnel xam-xam boobu ñu tuddee ko métaphysique mu mel na léegi sànq li ñu waxoon ci iman ne loo xam ne li gisuloo nga gëm nga yàlla ay malaaykaam ay livre am ay yonentam te defuloo benn différence ci ñoom xam nga yooyu du loo xam ne lii say sens moo la koy may du loo xam ne bii sa raison mën na la ko may raison mën na la woon loo xam ne lii existé wul physiquement muy par exemple triangle wala cercle xam nga mën nga raisonner sur le cercle mën nga calculer circonférence du cercle alors que cercle existé wul physiquement sa raison rek moo la ko may lii moom du monde sensible du monde intellectuel c'est le monde encore au-delà ñu ne le monde métaphysique mën nga ko assimiler ak xaqiqa am na foo ko mënee assimiler ak xaqiqa parce que léegi xaqiqa boobu mooy soo yéegee jusqu'au plus profond des choses nga essence mbir yi ci seen bopp foofu ngay dajee xaqiqa mën nga ne c'est une goût bi ngay am ci xaqiqa connaissance boobu c'est une connaissance métaphysique. mais su ñu bëggee def rapport entre xaqiqa ak vérité absolue beneen question dafay ñëwaat kay mooy bi ñu dellu woon mooy vérité absolue. incha allah. macha allah. ci métaphysique. après sama xel dafa dem ci kii wahdatul wujud vraiment ni comme mën naa am wahdatul wujud benn liaison la buy def physique ak métaphysique ndaxte par exemple bu ñu xoolee suñu borom moom moo wal ci aadama ruuxam léegi nag après ñu nekk ay nit man dafa mel ni ruuxu suñu borom mu ngi ci ñun ñun nag kon dans ce sens ñun bokk ñoom yàlla waaye tamit séparé wu ñu ak yàlla kon day mel ni am na liaison physique ak métaphysique. absolument loolu moo tax xam nga dafa ni ñun daf ñu sàkk ñaari loxo ba pare dafa souffler ruuxam ci ñun moo tax yonent yàlla Iisaa ruuxullah la tudd moom ruux bi ci boppam la rof ci moom léegi doomu aadama itam noonu la demee moo tax soo xam nga Ghazali ba tey ma dellu ci moom ci Mishkatal Anwar expliqué na ko ci fin bi nee na soo déggee ñoo xam ne ni dem nañu ci xaal suufi yi nga xam ne dem nañu ci xaal bay mën a wax yoo xam ni comme Hallaj ni moo xewoon anal xaq Hallaj ne anal xaq wala ku mel na suufi bi doon wax subhaani wala kon mu ne subhanallah ñu ni en réalité li ñu visé mooy parcelle boobu ruux boobu nga xam ne bi yàlla def na ko ci ñoom léegi moo tax doomu aadama ñu koy respecté di nga respecté xam nga sànq wax naa waxu pluralisme nga respecté doomu aadama yëpp ci seen croyance ak même ci seen ñàkk croyance parce que même ci biir ñàkk croyance doomu aadama boobu yàlla ni mu la sàkkee yow noonu la ko sàkkee ruux bi mu dugal ci yow dugal na ko ci moom te comme xamuloo nu muy mujjee téye ko ñaari loxo rek ñaari loxo yi ko yàlla sàkkee nuyoo ko ñaari loxo yooyu ci sa bopp léegi mu mel ne effectivement wahdatul wujud boobu mi ngi noonu pluralisme bi terewul unité profonde parce que pluralisme doomu aadama yi ñun ñëpp ñu nekk ay doomu aadama yu wute waaye ba tey même ruuxu laax boobu mooy dox ci ñun ñëpp ci suñu diggante te moom mooy indi suñu dégg-dégg moom mooy indi sax aussi soppante boo xam ne bi war nañ ko mën a soppante parce que ku nekk ni nga xàmmee sa borom ci sa morom waaw. You're late, man. No, we're not giving you the floor. No, I'm just kidding. Bismillah. I'm just kidding. Salaamaaleykum wa rahmatullah. di nuyu monsieur le professeur di nuyu aussi assistance bi fi nekk. dafa am benn bindikatu nasaraan bu ne xale parce que soo gisee may wax laaj bi c'est au devenir de nos enfants yi nekk fii nga xam ne ñoo war a assurer la relève ci dëkk bi.
xale day daanaka ab argile la xale day daanaka pat la boo xam ne nii yow yaa koy jox forme bi nga xam ni moom nga bëgg mu nekk ko léegi yow monsieur le professeur su fekkente ni am nga conseil booy jox les parents d'élèves pour le devenir des enfants qui sont là lan nga leen di wax salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf. parce que soo demee ci dëkk ba installé fa da ngay xam ne léegi bokk nga ak dëkk ba bokk nga ca dëkk ba léegi sa njaboot moom foofu la ñu bokk foofu la ñuy màggee seeni soo atul sax seen avenir foofu lay nekk parce que loolu mooy finalité wu immigration donc da ngay bëgg effectivement ñu mel nañu war a mel c'est-à-dire que nga jox leen noonu image bi nga utiliser pat boo xam ne dañ ko war a modeler ba nga xam ne bi dañuy mën a dëkk ci dëkk bi ñu dëkk parce que tudd naa sànq quatrième xalifu islam imam Ali nee na la sooy yar xale yi yar leen pour seen jamono ëllëg parce que du ñu dugg ñoom ci jamono bi nga nekk yow xam nga loolu mooy challenge wu défi wu enseignant naka ngay jàngalee loo xam ne yow ci sa bopp jàngaloo ko naka ngay jàngalee nit ki pour loo xam ne li dafa koy jëriñ ëllëgam moom te yow du sa jamono du sa ëllëg boobu challenge la enseignant yi am boobu la parents yi itam am donc da nga leen di ñaari yëf di nga leen ko jàngal di nga leen jàngal jàng parce que donc ñu adaptable c'est-à-dire pat boobu warul mukk pétrifié xam nga pat su demee ba wow damm rek moo ciy des soo ko kilee rek mu daal di damm alors que tant que mi ngi tooy dina adapté wu forme bu mu war a jël rek dina ko jël donc pat boobu soo ko defaree noonu ba nga xam ne bi adaptabilité boobu garder na ko dina mën a ànd ak jamono bi donc xale bi da nga koy apprendre à apprendre loolu moo ëpp solo ci loo xam ni mën nga ko jàngal ba pare nga def ci moom aussi capacité wu comprendre rôle exemple parce que soo insister pour mu niru la foofu day nekk erreur du la mën a niru parce que jamonoom du niru sa jamono mais lenn la lay mën a niroo mooy jéem a seet su doon yow la yaa nekk ci boobu jamono naka nga waroon def xam nga loolu c'est pas la même chose que maa ngi répéter li nga defoon répété wu ma li nga defoon dama naan waaw man góor gi sa papa nga xam ne bi xëy na ci ñi nga xam ne ñëpp jote naa ñoom moom moo ma gën a bëgg ci kii su nekkoon ci situation bii ma nekk naka lay defee kooku boobu état d'esprit ngay mën a cultiver ci xale yi pour ñu mën a affronter monde bi nekk seen monde nii monde américain ak ëllëg bi nga xam ne bi moom seen ëllëg la te ñun dootul suñu ëllëg loolu ngay mën a def comme éducation mais soo bëggee insister pour mu répéter les mêmes choses que yow ak les mêmes gestes ak les mêmes comportements kooku échec lay indi. jërëjëf professeur jërë ngeen jëf waxtaan bi comme ni ñu koy waxee am na substance xam-xam.